dellu leen nuyu dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaar yeeg lu ñeel mbëkk mi di immigration clandestine gaal gu bàyyee ko woon Ndar ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin yeboon lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama ca ñooñee ñaari xale di ay liir ña nga ca woon gaal ga moo dem kon ba teer ca tefes gu nekk ca boori Daxla ñi nga xamante ñoo ne woon ca gaal ga nag ginnaaw ñaari fan yoo xamante ne ji kon def nañu ko fa seen yéen ak seen bëgg-bëgg moo di nu ñu fexe ba dellu siwaat ci réew mi ñu ànd ci leeral ak Dissa Pereira Mor Xarma. ba ñuy départ ci Saint-Louis mësu ñoo xalaat ne gaal gi Daxla lay mujj teer ñu nekkoon 189 personnes ñaari jigéen ak ñaari bébé. le 29 bi passé ne dafa am benn gaalu Sénégal bu jógee fële Saint-Louis alors doon dem Espagne far ñu am ay jafe-jafe après mu mujj fii biir Gendous fi mu nekk nii 20 personnes ñoom ñoo jàllagum 18 yi ay sénégalais lañ ñaari ay sunuy mbokku guinéen lañ. ginnaaw bi gaal gi teere à 280 kilomètres Daxla migrants yi ñoo ngi leen téye ci centre bii waaye fi mu toll nii seen bëgg-bëgg yépp mooy ñibbi si seenum réew ni mu gën a gaawee. ñu nekk gënaluñu jëm si wuñu fi woon nag jëm si wuñu woon fii nii yàlla suñu borom nag moom moo dogal ay dogalam ñu ñëw fii nii et puis tamit bi fi ñëwee ñu fekk ay nit ñoo xamante ni taxawu nañ ni ñu war a taxawoo. mais ñu gën ñoo dimbali par nga dem bi ak ñëw bi quoi waaw xam nga bëggoon na yomb xam nga doo xaru quoi ndax ñu ñëpp ay responsable yor sa famille xam nga war a jël sa 500000 wala 600000 jaar ci gaal yi xam nga loolu it mooy loolu quoi. li leen di ñaan mooy le plus rapide lu mu gën a gaawee ngeen fexe ñu jóge fii ñu dellu suñu ay famille. consul bu Sénégal bi demoon nemmeeku leen jàpp ne des na jël matukaay yépp ngir gone yi mën a ñibbi si seen réew laata ñuy tabaski. danaa waxtaan déjà ak préfet wu kii bi dëkk bi pour que xale yi mën a ñibbi Sénégal wax naa leen ne suba laa bëgg ñu ñibbi Sénégal ñu ngi liggéey ci scénario boobu. parce que démb Melilla démb Kafountine tey Daxla dafa mel ni bu été bi ñëwee gone yi dañ leen di xabtal ci mbëkk mi. dellu si fii ci Sénégal ak mbir mu ñu seetlu ca école bu nekk ca Yoff école tëj ñu gis ay xale yoo xamante ne ji dañ doon caxatee ab classe di sànni ay feuilles ka def nu ni mel ñi doon def loolee nag am na fukk ak juróom-benn ci ñoom ñoo xamante ne ji xàmme nañ leen ba ràññee leen ki ñamoo jiite woon yëf yi moom teg nañu ko loxo école ba daal di porter plainte jëmee ci alaxam mu di plainte contre X ñaawlu nag jëf jooje nga xamante ne ji am na kon ca boobile école ñu xamle ñi nga xamante ne ji ñoo caxatee classe ba daal ñu leen jàllale ci conseil de discipline bu école bi ñu ànd ci ay leeral ak Mame Biram Diouf Modou Diop. jëfi nii doon loo xam ni réew a dëgg la wane metti ñëpp salle de classe bu 4e C ci lycée Ousmane Sembène bi nii la ko élèves yi def jaxase ko lépp table banc moo xam fenêtre ñu dajji ko. wute lool ak wane ab mer mbala leneen. lii bokkul ci loo xamante ni lu ñuy war a gis ci école bi la surtout école boo xamante ne ni population yi proviseur état bi mu ngi def effectivement ay efforts yu am solo pour génn leen ci situation yi nga xam ne moom lañ nekk. li ñuy wax mooy parents yi dañuy gën a wax ak ñoom pour ñu wax ak véritablement seeni doom. jëfin yi ñu ñaawlu mel ni nag bu école tëjee dañu koy faral di gis ci ay école ñuy fàttaliku sax daaw ca la xewoon ca CM Hann ay élèves xotti seeni kay moo xam ak i blouse lépp rek ngir tàggatu wane seen mbégte. Bonjour chers collègues, je vous laisse apprécier ce qu'ont fait les élèves de la 5e C. Regardez l'état de leur salle. waaye li xew jamono ji ci lycée Ousmane Sembène bu Yoff am ay jéego yu ñu ciy teg ndax kat ki nga xam ni moom lañu jàpp ni lépp moom la arrêté nañu ko déglu ko ca gendarmerie bu Foire ñu toll nag ci fukki élèves ak juróom-benn ñu identifier leen. mbiru minorité la dëgg la parce que ñi ñu jot a gis ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ko def fukk ak juróom-benn ñoom la ñu jot a identifier de façon formelle te booy xool école bi li ci nekk daanaka mët na ñetti junni ndong donc
même bu fekkee ni groupe bu ndaw moo ko def du loo xamante ne ni dañ koy seetaan parce que loo xamante ne ni bokkul ci ñun dañoo war a taxaw xeex ko dañoo war a taxaw en tout cas lijjanti ko et sur ce plan am na déjà yoo xamante ne nii proviseur commencé na ko mooy déposer plainte en tout cas contre X commandant gendarmerie tàmbali na liggéeyam loolu en fait partie civile la. conseil de discipline bu l'école bi altine nag dina daje lépp rek ngir jël ay ndogal gannaaw jëfin yu ñaaw yi nga xam ni xew na ci lycée bi. pàcc mi sooxe démb ca diwaanu Mbour sabab li moo di syndicaliste yi bootu ci ànd gësam ñoo amal bëccëgu toogaanu ñaxtu démb kon li ñuy ñaawlu moo di daal contrat bi nga xam ne dox na ci diggante Polymed ak hôpital bu Mbour dañoo gis ne tegewul ci yoon ñaawlu nañu it seen naataango yi ñu jàpp ca Tiwaawoon tëj leen ci coowal bébé ya fa faatu woon ci ak lakk loolu lépp ñu teewlu ci kàddu leeral yu bàyyeekoo ci mbaalo ja ci am bu Sud Sas ñu déglu ko Abdourahmane Diallo. ñu def toogaanu ñaxtu bu ñetti waxtu 10h ba 13h ci département Sénégal yi yëpp moo tax Mbour aussi def sitting am fu mu nekk nii sitting boobu nag danañ ko defaat aussi juróomi fan ci weeru juillet maanaam talaata bii di ñëw li ko sabab nag mooy suñu camarades yi nga xam ne jàpp nañ leen tëj leen kaso ci lakk bi amoon hôpitalu Tivaouane ba tax fukki bébé ak benn daal di ñàkk seen bakkan ñu ngi koy naqaru lool waaye ñun dañoo seetlu ni aussi saa yu amee problème ci hôpital au lieu que ñu condamné hôpital bi xëy na sax hôpital bi mën na wëlbatiku ci agent yi mais toujours agent yi la ñuy jàpp mais du ñu condamné mukk hôpital te loolu dañ cee sonn te foog nañ ni comme que lakk moo tax mu am nañ jéem a seet lan moo sabab lakk boobu au lieu que ñu jël ay agent yoo xam ne nee nañu fa la ñu nekkoon di liggéey ci moment boobu te préparé wuñu leen pour ñu seet du ñu fayee lakk ensuite comme li ñu waroon def du piqûre moo leen rey du comprimé moo leen rey ñu foog ni mënoon lañ leen bàyyi ñu tranquille ñu def enquête bi ba bisu tribunal bi bu ñu leen waree tuumaal ñu tuumaal leen bu ñu leen war a ñàkk tuumaal ñu tuumaal leen mais Mbour aussi affaire du Polymètre la parce que contrat bu am diggante hôpital bi ak benn privé ñu dem ba xam ni xëy na mënul dem mais tànk bi mënul duñ ko banque bu tàllee côté duñ ko dog soit dañ ko day banque mbaa mu tàllee mbaa ñu dog ko donc Polymètre ñu interpellé aussi ministère de la santé gouvernement bi pour ñu régler loolu. feneen fu sagar di xeeñ moo di ca Riyane Batouay liggéeykat ya fa nekk ñoo amal ab janook taskatu xabaar yi yëkkati seen kàddu di ñaawlu anam yu bon yi ñuy liggéeyee bëgg nañu ñu gën cee taxaw bëgg nañu kilifa yi àddu jëme ci ñu teewlu kàddu yi leeral yi bàyyeekoo ci Modou Samb moo wax ci seen kàddu ñu déglu ko ak Ablaye Anne. Constater qu'il viole systématiquement tous les droits des travailleurs. D'abord, il a un agrément. Cet agrément lui impose certaines normes. Mais aujourd'hui, même les travailleurs qui ont des contrats qui ont été signés, qui ont été élaborés en bonne et due forme, ont leurs droits qui ont été bafoués. Vous prenez des travailleurs qui sont là depuis 2017, ils les licencient. mbokk yi jéggalu ci tubaab yooyee muy làkk ci xibaar yi wolof yi dinañ ci dellu siwaat su waxtaane leneen mu di collectif gi jaboote sous-traitant yi ca Dakar Nav ñoom it daje nañu ak taskatu xabaar yi weddi xibaar yuy jib jamono ji jëm ci ne anam ya ñuy liggéey dafa tegewul ci yoon ba tax ñu koy jébaane nee nañu loolee amul ña ngay liggéey na mu ware ñu jàppe leen nañu ware li ñu bëgg daal ñu dimbali leen ci mooy seen contrat bi nga xam ne da war naa jeex seen digg ak Dakar Nav ñaari at a ci des ñu daal leen koy renouveler ngir ñu mën a kon gën a jaajuwaat ci liggéey bi Pape Ale Faye la ñuy wuyu la ñuy déglu kon mi ngi bokk ci boobu le collectif ñu déglu ko ak Alhassane Ba. xëj naa ki wax loolu ak ña ko wax lañ ca jublu ñoom ñoo ko xam mais ñun ñi nga xamante ne ni ñun ñoo nekk Dakar Nav di fa liggéeyee man mi di wax ak yow rek maa ngi ci sama fukkeeli at ak juróom-ñaar buñ taxawee ne ñooñu dañ leen di traité comme ay jaam loolu dañuy taxaw fii dàmbale xool ci ay bëtu bët ne leen loolu amut amu fa tey yéen ñii ku fi ñëw Dakar Nav xam ne loolu amut à Dakar Nav boo fa demee képp koo gis muy liggéey rek sénégalais la entreprise sénégalaise rek ñoo fa nekk amul benn entreprise étrangère bu fay sous-traité benn marché que ce soit. dañ jàpp ne ñun tey direction Dakar Nav li ñu naan réeroo amul ñàkk a waxtaan moo am léegi réeroo boobu nag ñun moom lañ bëgg mu deñ renouvellement contrat yi dama ko wax ne 99 la pour 25 ans kon su ma juumut ay ñaari at ak genn wàll moo ci war a des léegi nag ñun ñuy ay père de famille. nekk Dakar Nav di fa liggéey gis suñu sutura nekk fa gis aussi nit ñu jàppee te it lii tubaab naan un tien vaut mieux que deux démentis l'aura maanaam bi teew li nga xam ne moom nga teew nga jàpp ci te muy sa sutura doy loola
waroo sàggan ba mu lay rëcc. moo tax ñun tamit tey ñun travailleur Dakarnave yëpp ñu taxaw temb comme benn nit fas yéene jàppale Dakarnave pour ñu renouveler ko contrat am. gendarmerie bu Kër Massar teg loxo fukki doomi aadama ak ñett yoo xam ne ay defkati ñaawteef lañu ci ni ñu ko waxee loolee nag ña nga leen jàpp ñu doon yëngu ci càccum jur wala mbayum yamba njaayum yamba loolee lañ leen jàppee mu di lool li tax mu mën a antu bokk na ci collaboration bopp askan wa def nañu ko ndax bu ñu leen fa yëgee rek la ñu yëglu ca boori gendarmerie ba gendarmerie def ci boobu li liggéey teg leen loxo kàdduy commandant compagnie gendarmerie bu Rufisque di Moussa Yoro Guèye la ñuy déglu ci leeral. fan ak ñett ci weeru juin bii ñu nekk brigade gendarmerie bu Kër Massar dafa am liggéey bu am solo boo xamante ne si def na ko. bi mu yëgee ni am na ay nit ay sambabo yoo xamante ne si dañoo nekkoon ci gox bi ñuy tuddee Daaru Salaam maanaam buy xamante ne dafa jigante ak Mbëbës ci loolu nag bi ko gendarmerie yëgee mu dem foofu noonu am liggéey bu am solo bu mu ca def liggéey boobu noonu nag moo tax ñi nga xamante ne si ab bande la li ñuy waxee ab groupe boo xamante ne si toll na ci fukki nit ak ñett ñoo xamante ne si dañ doon wër di faagaagal askan wi di leen agressé di jël seen i jur di def li nga xamante ne si Sénébar bi dañ ci doon wàllu yëngu gendarmerie ñoom ñëpp mu jàpp leen te loolu nag ñi ngi ko am ci ndimbal bu am solo boo xamante ne si askan bi def nañ ko ci parce que ñoom ñooñu yëgal loolu noonu loolu nag day wane ni askan bi am nañ solo lool ci wàllum kaaraange nga xamante ne si gendarmerie mi ngi koy defal ci seen i gox opération boobu nag bu weesoo fukk ak nit yi nga xamante ne jàpp nañ leen gendarmerie am na ay jàpp yu am solo yu mu ci def loo xamante ne si mi ngi dalee ci ay chanvre indien li nga xamante ne si am na ci ay armes blanches yoo xamante ne si gendarmerie nangu na ko mais li nga xamante ne si machine xaalis la ak ay billets ay xaalis boo xamante ne si ay koppar yu gendarmerie nangoo ci defkatu yu ñaaw yooyu noonu. waxtaanee lu jëm ci tabaski gi ak daralu sew xaay ca Ngunjaan foofee jaaykati xar yi dañoo nekk ci jaaxle ndax gisaguñu ba léegi ku ñëw waxaale xar yi baa boog bariwuñu loolee nag it ñu gis ne ba fi mu nekk nii xar yi jur gi taxu koo demee noonu donte sax jëwrin gi ñu dénk wàllu càmm ci réew mi di Alé Salé Diop mi ngi dalal xel yi di xamle ne li ñu doon séntu ci gàtt ngir mu mën a doy ci tabaski gi dana dem ba ëpp lu toll ci fukki junni ak juróom ñu ànd ci ay leeral ak Cheikh Anta Diop. li ñu nemmeeku ci daralub sew xaay gii de bu musaan toll ci waxtu yi dañ daan gis daral gi fees dell ki xar waaye loolee de wuute na ak li ñu gis. le nombre est trop petit. yéen a ko gisal seen bopp xar yi de bareegul te ren ci buñ sàgganul xar dina manqué. cette année il risque d'avoir manquement de mouton. ministre bi yor wàllu jur gi dikkoon fii ci sew xaay doon xool fu mbir mi toll nee na xel dal sew xaay gii de xar yi daanaka mi ngi ñëw. lim bi ñu jox léegi ci département bi ci région bi ren. fii ñu waxanteeg yéen tabaski des na fukki fan maanaam démb li fi ñëw ci ay xar ci région de Thiès toll na ci 98 496 daaw ci waxtu wi ñu ngi woon ci 91 765 loolu li muy firnde mooy li fi nekk ci ay xar ren moo ëpp ci région bi lay wax moo ëpp li fi nekkoon daaw ci ay xar loolu nag war naa dalal xelu Sénégalais yi ñu xam ne lim bi ñuy xaar ci xarit tabaski bu ci yàlla àndee danañ ko am. jëwriñ ji yor wàllu wér-gu-yaram ak naataangoom mi yor wàllu élevage ñoom it joxoon digal waa service d'hygiène ñu wër nag ci daral yi man leen a pomper ngir aar askan wi ci jàngoro yi ñuy nemmeeku. pour que ñu gën a renforcer communication bi renforcer activité de riposte yi pour que feebar bañ a dal. ñi nga xam ni dañuy ñëw ci bërëb yooyu pour mën a jënd ay xar donc ci loolu la ñu nekk nii am na jumtukaay li ñëw ay kit yoo xam ne ay saabu la ay eau de javel yoo xam ne dañ koy may ñi nga xam ni ñoo nekk ci fi ñuy jaayee pour que feebar bañ a jógee ci bërëb yooyu. juróom-ñeenti fan a des ci tabaski ci daralu sew xaay gii de jëndukatu xar yi de bareeguñu. bàyyee ko sew xaay ca kees wutali Medina xooli ñi nga xam ne dañuy defar ay dàllu der ñu naan ko dàllu uude seetlu gi moo di ña nga ca waaye nag dañoo ami jafe-jafe ndax yi ñuy soxla ngir di ci liggéey yu ca bari dafa yokk tax ñu bëgg ci subvention mu di ndimbal ngir ñu mën a amal seenub liggéey ni mu ware ñu ànd ci reportage boobu Aminata Mbaare Sow ak Modou Diop defal nañu ko. rue 11 Médina file ñii di ay defarkatu dàll bëri nañ fi lool fii ci boutique am Moustapha Mbow di defar ay dàll yi nga xam ni Congo la jëm. Mali di jógee ay Guinée ay Congo ñoo ëpp lu ñuy jënd dàll yi wax ndax fi ne dàll yi Congo la war a demee 100 000
Brazza lay dem dañ ko war a jaarale ci avion yi fret ko mu dem ñoom ñoo ëpp lu ñu jënd nag wax dëgg fa ñoom dañoo am qualité Sénégal bi waaw wax dëgg ñoom am nañ ko bëgg nañ ko trop nag. ñuy waajal célébrer lii di Laylatul Kabir client yi di agsi ngir jënd si ay dàll ñenn ñi ay marakis. nit ñi moom ñu ngi ñëw di jënd wax dëgg fa yàlla moom Sénégalais moom ñu ngi ciy jàpp wax dëgg xanaa kay di ñaan ñu gën a kii ca kanam a kanam rek. feet yi da ngay obligé sax di liggéey ba fajar ba nga commande day bari wax dëgg day njëkk lu bare day ñëw ngay commande ñuy liggéey da ngay obligé soo waroon a wàcc yenn heure yi da ngay guddee ba ay 3 heures du matin wala soit ba 4 heures du matin pour mën di liggéeyee quoi. lenn rek mooy yàq seen liggéey fi mu toll nii nee nañu matière première bi nga xam ne dañ koy soxla ngir defar dàll yi le prix yi dañoo yokk bu baax a baax. waaye du si ñun ndax fa muy jóge la soo waxee ñuy wàccee conteneur yi soo waxee ñu wàccee li daan jar 3000 ñu defal ko 3500 yow soo dikkee tamit li nga ci mën a teg doo nga jaay ko moom nga koy jaayee. matière première yi cher bi foo ko takku rek weesu na ko foo ko takku weesu na ko waaw parce que binocole bi doon jar 6500 léegi mi ngi 9000 am na bu doon jar 7000 léegi mi ngi 11000 francs ba pare sax day manqué doo ko gis. Congo Mali di yenn ci ay dëkk yoo xam ni dañuy faral di ñëw di jënd si dàll yi di ko yóbbu seen dëkk boobule ñi nga xam ni dañuy yëngatu ci liggéey ab dàll jàpp ne tey jii nguur gi war na taxaw jàppale leen maanaam subventionné matière première bi nga xam ni dañ koy soxla te li ci gën a bëri bitim réew lay jóge. leeral yu bàyyeekoo ci compagnie bii di Air Sénégal ñuy xam ne seen benn roplaan boobu opération manutention moo ko indili jafe-jafe ca aéroport Charles de Gaulle ba ca Paris ndax ci jamono ji nga xam ne ca la doon defee chargement ci tarmac bu aéroport Charles de Gaulle bu Paris ñàkk manipulation bu tegee ci yoon kon moo jur jafe-jafe yi ba tax na roplaan bi waroon na dem ñam waroon a yóbbu dañ leen a yóbbu ci l'hôtel dalal leen fa ngir ñu xaarandi ñu lijjanti loolee ñaari fan ci weeru sulet kon bu 18h jotee ca la ñuy fas yéene ca lañ leen di fas yéene yàpp ngir ñu amal seenu tukki Air Sénégal mi def bi le communiqué di jéggalu bu baax a baax ci jafe-jafe yi nga xamante ne ji kon jural nañ ko yooyu le tukkikat waxtaane wàllu tàggat yaram ak mbiri golf ñett ñi jiitu ci classement ci catégorie bu ca nekk ku ca nekk kon championnat national bu golf jot nga sa neexal ñëw jàpp ne ci woowile wàll nag ki nga xam ne mooy deuxième vice président bi di Sidi Gueye dellu si waat na ba xam ne it programme kon bu am solo buy xaar ñi yëngu ci golf saison bii di ñëw ñu teewlu ay kàddoom moom Sidi Gueye. championnat bi nag dafay loo xamee ne lii dafa amoon benn engouement bu mag koo xamee ne golfeurs yi vraiment dañ ci sawar. Parce que 8 journées ngay jaabante entre Dakar ak Saly yow te lépp yow yaa koy jëlal sa bopp en charge lu am solo la pour ñun moo tax aussi bi xamee ne championnat bi jeex na ñu ne quand même il faut ñu ñëw récompense ñu yoxe ko. Nous avons déjà benn programme boo xamee ne mooy tournoi Sénégal bi nga xam ne organisé woon nañ ko daaw mu ngeen fàttali ko ñu dem Banjul. Donc def fa compétition bi ñoom ñoo war a ñëw cette année ñu ñooy compétition boobu pare dañuy jàll ci open bi pratiquement ñooy tegloo open bi moom compétition internationale la. Sénégal mooy organiser Jeux olympiques de la jeunesse kooku ci yi nga xam ne ni ñu gën a yitteel la aussi. tax il faut ñu tàggat suñu athlètes yi nga xam ne bu ñu demee du ñu rusloo moo tax loolu aussi ñu ngi ci liggéey parce que am na même benn sélection bu ñu war a def bu ñu julee tabaski ba pare. sélectionner une vingtaine de jeunes yoo xam ne dañuy ànd ak ñoom day jeunes yoo xam ne ñu ngi jouer golf déjà yoo xam ne dañuy ànd ak ñoom ba ci Jeux olympiques yi. waxtaane wàllu rugby ak compétition bii di Africa Cup Sénégal ci quart de finale ya la yam li tax moo di 15 bu Sénégal di équipe bi Algérie moo ko gagné ci 35-12 loolee tax kon mu ñàkk match bi mu mel ne kon luñ ci mën a jàngit moo di gayndey Sénégal yi ci wàllu rugby du ñu bokk ci coupe du monde 2023 bi nga xamante ne ji moo ñeel boobu les disciplines mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h di ngeen ànd ak Sara Men Sali Cissé ci xibaar yi tubaab yi jërë ngeen jëf yàlla ñu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm bu suba ak jàmm.